Simi Mo Deli aka Timbaland aka xamul ci keef aka di def yeah represent my crew BDB rap Mubarak benn jaaxal benn hey alright kii kan la kii wacc la Mubarak wacc aka Muslim man aka Lucid man aka King Lion represent BDB rap Mubarak BDB mooy benn jaaxal benn mooy lépp lu yàlla bind ñaar la pour wane kennam soo nee lëndëm da nga naan leer jant ne weer asamaan suuf àdduna alaaxira ajana safara naqar bànneex am ñàkk tële mën dëpp dippi gëmm xippi góor ak jigéen li nëbb ak li feeñ yow waaw mission BDB ak lan moo ko téye boobu ba léegi tamit si underground bi mën naa ne tamit xam nga app bee jotul te xam nga borom xam-xam yi dañ lépp ñu ne ñaari doomu gerte ñu sànni si suuf bi suulu ak bi nga xamante ne moo féete kaw ban moo ci ëpp njëriñ bi nekk ci kaw moom ginaar yi ñoo ko fay fekk cof lekk mu dem mais bi suulu suñu toogaatee diir dina meññ nekk lu bare ñu bëri mën si jëriñu mooy Mubarak bi lay expliqué kon Mubarak lañ yor jarul ñuy yàqamti suñu dara mais actuellement nii ñu ngi waaj suñu album est-ce que sax parewul loolu laa mën a am si lu may wax ay bu dee album bi moom na gaay seen xel dal macha allah li ñu waroon def waaw def nañ lu bëri ci album bi incha allah bu yàlla defee jàmm gars yi dinañ ko am fan si BDB ak gars yi xam ne yàgg nañu weet BDB quoi. album BDB dafa nekk menace hip hop Galsen parce que hip hop Galsen hip hop bi dafa am crise rappeurs yi dañoo am problème ñun nag menace lañ si yenn ñi parce que duñu nangu li fi nekk Mubarak la ñuy def rap bu sacré bi te bëri na lu mu war a pousse ñun ñoo war a mën a sauver hip hop Galsen actuellement nii hip hop Galsen bakkanam mi ngi suñu loxo benn time li fi jaar yëpp lu si bëri ay mbalit la dañ koy tuuri mais album BDB nañ xam ne dina tudd yenn tuur yi yëpp album musul génn Galsen album BDB mooy album te gars yi nañ post lit dinañ comprendre la ko waar dinañ comprendre lan mooy dig dinañ xam dëggi benn jaaxal benn dinañ xam lan mooy benn jaaxal benn gars yi dinañ leen delloowaat indiwaat train bi dañ koy puusaat ci gaaram gars yi dinañ xam ne album BDB bu génnee dëgg du fen te barke bokkul ak neen lu sacré la ñuy teg te du yàgg dara gars yi dañ si comprendre lan mooy benn jaaxal benn lan mooy dil defuñu nag rap pour ruube defuñu rap pour jaxase juste dañuy def rap pour conscientiser tabaxaat yeneen doomu aadama defaraat nouvelle génération bi ak future génération bi ñëw loolu mooy objectif album bi defuñu rap pour màcc tuñ defuñu rap pour am ay gel defuñu rap pour nekk ay milliardaire mais dañuy def rap pour conscientiser rap dañuy def rap pour futur bi di ñëw xam fi ñuy teg seen tànk dañuy def rap pour adduna bi dellu ci barke album bi dina accessible fépp parce que nekkuñ di job pour benn ruq nekkuñ di job pour rappeurs yi dañuy job pour ñëpp te album classique ngay am du am trap classique lañ la wax boom bap beat ngay cons after bu bare album bu kawe lay nekk album bu nekk ci kaw mais hip hop Galsen nañu pare ñëpp la ñuy rabal te album bi day dem fépp ñëpp koy mën déglu même troisième âge bi parce que lu kawe la newoon naa la seen fukki bëm suñu benn track kon suñu benn album seen lan la war a nekk kon def leen ndànk yàgg nañ leen bàyyi tamit ngeen di ruube ci game bi def leen neex boobu ñu ngi ëndawu di xoolaat lan mooy dil mais nag bàyyi underground yi jóg nañ bàyyi lem leen seeni kaaka négga BDB ñu ngi ñëw léegi yàggatul hip hop Galsen gis real rap waaye delloo train bi ci gaaram delloo baykat bi ci waaram
gars yi joog nga xam ne album dëgg mooy génn waaye sow. yes yow laqatul si sa pokos bidi bi ngi ñëw suñu royaume du baale never rap duñ ci fo ay dundal rap sabilillah loolu ngay am meen rap mubarak rap mubarak la ñu woote ay ca ay wa underground ñooy da raay ba barke latte invisible mubarak suñu cible taw rat ko ran ba bible dawalaat sa ran ci bible asamaan a ximbal la ndëm taw la nar a wàccee nit ñu gëlëm tiit jàkk taxaw di ñu laajte bi dënnu yëngoo melax ba la ñu feeñee bi di bi dafay reññee soo duggee doo génnaat saraxel ginnaar ba ci naat tibb dugub dëbb naat kàddu yu bàyyeekoo ci kaw li ñu dal attanoo ko nootoo kon rap ñoo ko xettali mu nar a dee ñu dekkali du dara dee ñooy eggali li des si li ñu gëstu li pétrole ak jama woote beneen jama talandoo loxo munoo xam te doxoo wëri teeni jukki baa ngi tànk ci xol mbaa ci tànk dañuy xob xubidaas diggante xef ak pilul ne mën na see tukki taw a dellu si bul tiit taw a dellu si ne fes ni ngelaw cëll mbeer doo gis sa takk ndeer génn du gaat rap ñu gën a suuxaat ferñeent tal na ato miik ngeen ne miik ku lakk ñu bakkox sa goom bis dana dik naaj suñu xel mu siit xam-xam yu reeku dekku kàddu gu sell du di kàngam du réccu joog mooy def lu kongore daa xallu ab sare woote wuñ ñu kongore ci dëgg la ñu fare si biir ñu di bi di dëppalu ñu nëbb ëpp xibi di xool sa gët te mini mi gën na yëg di gën di lëg bi di bi jël na fës las mancé le pousse ratale ko tap la ñu skepp sa pousse jekk si musu yàgganoo daf hey deli nga ragal dalal sori ko rekk saw nga saral xalal bi di bu xalal balal mu baarak ci yeah producteur bu ñëw pour produire bidi bi non ñun suñu li ñu bëggoon mooy lii volonté wu pour génnal suñu bopp suñu album xaar ñu woon kenn ci lente mu suñu tamit dem di côtoyer kenn pour mu jàppale ñu si dara voilà li lañ bëggoon ku ñëw nag pour fekk suñu si pare nañ pour job ak yow si kaw conditions yi ñuy teg nga mën si dem ak ñun mais duñu nangu kenn duñu conditionné c'est ça loolu moo taxoon ñu yàgg si underground bi mais actuellement nii ça va quoi bër nañu ñu comprendre te lii lañ bëggoon ñu ngi atteindre suñu objectif quoi yooyu wan loo nëg yow ñuy cons lépp ñuy cons ñëpp hip hop Galsen yëpp la ñuy déglu mais lu baaxul lañ koy pousse te booyu bees yi dafa bëri boo yoo xamante ni ñoom xamuñu sax lu ñuy def kii mooy toppandoo kii dafa nduróo kii day def li kii di def ku nekk di fan moroomam hip hop Galsen soxlawul loolu hip hop Galsen dafa soxla ku nekk taxaw fi nga war a taxaw def li nga war a def mu nice parce que hip hop la booyu bees yi loolu mooy seen problème ba pare dañu bëgg love dañu dem ba fàtte sax lan mooy mission wu hip hop lan moo tax rap jóg dañ ko fàtte instant yi ñu toll nii ñoom léegi ñu ngi focus si da ngay def benn son boo xam te ni gël yi dañ koy mën follow ci internet bi ci loolu la ñuy focus te hip hop loolu tax ko woon jóg. yeah hip hop Galsen surtout génération bi nga xamante ne ñoom ñoo mujj ñëw di rap booy ci bëri da ngay gis li ma ci gën a metti mooy booy yi nga xam ne dañuy am talent mën li ñuy def mën rap mais duñu xam fan mooy seen yoon dañuy dem ba benn moment nga leen di cons nga dem ba benn moment nga jékki-jékki la ñu viré nekk ci leneen di lambatu te nañu bàyyi tamit di nax seen bopp di wane seen vidéo yi loo xamante ne dunduñu ko nekkuñu ko di wane dañoo luxe di wane dañoo mënin di dem ci ay AP yoo xamante ne moomuñu ko dañ koy loué journée benn 25 000 ou 50 000 xam nga di révélo yeneen booy yi nga xamante ne ñu ngi suuf ñu yaakaar ne loolu mooy life te du dëgg te yow fi ngay jógee gàlle bi nga jógee bi nga fay jógee sa mère moo la jox trace pour nga dem sooy ndekki sa mère moo la koy jox gis nga comprendre nañu bàyyi di nax seen bopp di nax booy yi fi nekk yoruñu dara booy si bëri di def clip di wane ci di wane mani caabuñu moonin gis nga noonu kon nañu bàyyi di révélo yang booy yi nga xamante ne ñu ngi suuf te wax leen tamit lan mooy réalité bi lan mooy réalité Sénégal lan mooy dëgg bi wax leen li nekk si ñoom loolu mooy dir mais du ma gëm koo xamante ne day tricher am na si booy yi nga xamante ne ñi ngay jéem a won ne dama am xaalis da nga ñoo la ko moonin suuf te wane wuñu ko jéemuñ ko sax def seen live lu ñu bëgg mooy wàcc ba maase gis nga soo nekkee benn artiste pour wax la mu clair wàccal ba maase ak ñëpp fexeel du nduróog ñëpp artiste kakatar la ci melokaan si jëf mais waxuma kakatar
mel ni tey suba nga mel leneen la ca des wàccal tolloog ñëpp ñi nga gën a war a mën a favoriser mooy ñi nga xamante ne ñoo nekk si suuf ñi nga xam ne ñooy baadoole bi rap loolu woo ko tax a jóg pour may leen doole loolu mooy dil bi loolu mooy sama blème ak booy génération yi bees yi di rap dañ bàyyi di révéloo booy yi ñu bàyyi tamit di rêver si seen i biir clip amuñu moo ne dañuy sóob. yeah pour def featuring ak booy yi bees yi fii waaw featuring kenn du ko forcer nag quoi mais su fekkee rek ñu woo sa featuring suñu sentiree sound bi ngay wax mën nañ ko def ak yow su fekkee ñun ñoo la woo si featuring tamit luñ la wax ngay def jës loolu la mais du forcer wuñu kenn pour ñu inviter ñu featuring te tamit duñu forcer pour inviter nit featuring pour jëriñu si moom wala mu jëriñu si ñun voilà. catastrophe bi ñoo ci def clash bi parce que dañ gis ni Matador gëmul relève quoi te biir bi benn crew bu nekk Caaroy la ñu sentir ne Matador li muy def mooy pour suul Caaroy pour Caaroy bi mu am ndax mu existence am gën a yàgg gën a yaatu loolu moo tax ñu clash ko waaye de dafa am problème ak hip hop Galsen te hip hop Galsen bàyyiwoon ci xel mooy daa am benn hip hop bu mu doon prôné mooy bu US bi nekk fii di wax kaana yi di ñu sonal ñu dem ba loolu down naajaa bi di ko ting mu ñëw bëgg a làqatu ci hip hop Galsen ñu xamal ko ni démb am na ci loo nekkoon am na foo nekkoon di speak kon yow gëmuloo hip hop Galsen fekk nga loolu moo waraloon clash bi. festival Thiaroye 44 44 suñu affaire la Thiaroye boo amee festival biir bi joué si festival boobu ay sóob la mais Matador moo géré affaire boobu moom moo tax joué wuñu te ñun sàkkuwuñu pour jouer parce que biir bi muy rap ay festival moo tax muy rap du Matador moo tax muy rap kon moom bu tegee benn affaire muy festivalam moom festivalam la bu wax festival Thiaroye parce que festival Thiaroye waa Thiaroye dañ ci war a gis seen bopp mais waa Thiaroye gis ñu seen bopp ñun nag duñu sàkk pour play ci festival bi te xaaruñu pour play ci festival bi te ñëwuñu pour play ci festival bi. pour man Matador affaire bu mu def noonu si festival Thiaroye 44 bi bañ si invité yenn crew yi nga xamante ne dafa am ak ñoom blème si Thiaroye bi pour man yëfu gel la su comprendre nga du yëfu góor tamit quoi. voilà yow Matador moo nekkoon BMG 44 moom moo ñu doon wax jihaako isano moom moo ñu tàmmal ñoom ñoo ñu jàngal jihaako muy BMG 44 ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy rap yëpp BMG ñoo ñu animé ñoom ñoo ñu defar pour ñu def hip hop pour ñu def real hip hop isano dil voilà yow su fekkee yow Matador da nga tàggat nit xale ci loolu noonu ba mu màgg ci yow nga wàcc wéy mu tegaat la ci wéy nga ne da ngay mer nga ne da ngay teg festival Thiaroye 44 non du wa ci boole ñii parce que dañ maa classe loolu du yëfu jàng la pour man du yëfu nit mais attends doo magum jëmm nga sa karaw yaa ngi béjaaw am na yoo xamante ne tamit pour man du yëfu doomu aadama quoi li ñu jàngal loolu lañ la taril kon bul ñu sax nekk di jéem a naan ay boy dañ ma classe dama leen mere kon warul tax tamit xam nga mu ne day daf ñuy mere wala day mere ku ko clash wala kii arrangé wu ma rek du ma ko boole si festival Thiaroye 44 bi waxuma pour bii parce que joué nañ ay scènes yu gën a mag festival Thiaroye 44 essayer comprendre amuñu problème boobu noonu mais ñun chaque jour dañuy concert suñu biir néeg suñu kese ñu toog suñu kaw lal xam nga si scènes yi ak fu mu mën a nekk kon ñun ñooy rap su defee festival Thiaroye 44 invité wul bii loolu problème am la mais nag lim ñu jàngal moom lañ ko taril jihaako la ñu waxoon te loolu la ñu wàccee ci kawam kon bu mu ñu sonal bu mu fàtte ne karaw bopp baa ngi ba jaaw mu ngi jëm mag am na yoo xamante ne du yëfu responsabilité du yëfu nit et puis traître la parce que ñi mu traité Thiaroye bëri na gisoo bioboo gars yi xam loolu bu baax rek. dem nañ ci région yi fu bëri dem nañ foofu joué fa fu mel ne ay Bignona ay Ziguinchor xam nga suma gars yi foofu noonu ay Kaolack joué nañ fu bëri ci région yi quoi. ak ñeneen ak yeneen am na suñu concert yoo xamante ne sax ñun ñoo dul pare pour dem parce que daf ñuy fekk ci yeneen
ñuy fekk say yitte wala mu tombé ak ñoom fii concert wala ñu ñàkk ba ñu jubóo ci déplacement affaire yooyu noonu voilà bëri na ay scènes yu ñu def hors Dakar. yeah mot de la fin bi waaw juste dañuy profité tamit di nuyu gars yëpp di leen jégalu tamit ci gars yi ñi nga xamante ne wax yi ñu fi wax xaw na déranger tuuti ñu leen si baal wax et puis tamit rëcci wuñ tamit benn yoon tamit luñ fi wax waaw parce que lu ñu wax lu su nekk xam nañ ko bu baax a baax sinon merci waay luñ fi wax yëpp xam nañ ko bu baax a baax quoi sinon léegi nag ñi ñuy jaajëfal mooy gars yi nga xamante ne ñooy suñu background ci mel ni ay Big Yo ci mel ni ay Zomaramo ci mel ni ay Rimo ci mel ni ay xam nga ay Babs ay Ousmane Goudiaby ay maanaam Moubarak Nation bi en général voilà ñu ngi leen di jaajëfal et puis di leen solo ay ñoom Khadiba suñu only sister nag moom rek mooy suñu sister ci dil bi ñi si des yëpp mooy loolu dañu mujj. waaw mais ñu ngi bëggee gars yëpp xam nga si jaay sa ru xam nga live di bëggee ñëpp xam nga boo tuddee tur boo limee mën nga jum quoi mais di bëggee ñi nga xamante nii ñoom ñun xamuñu leen sax xam nañ dañuy bëggee bii di sonn ci bii di follow ci bii te ñun yëguñu loolu ñu leen di bëggee di wax ne nag gars yi xaar album bi incha allah bu génne dinañ xam ne ñun dañoo ñëw pour représenter leen ñu ngi bëggee kii xëndëndën de vibes Mr Babs waaw mais di bëgg waale waa Jéggi Raay Jigo maa ngi lay siyaar siyaar ñëpp one love guys